ziar nañ leen ñu suivre ci 4appuis TV di leen jaajëfal bu baax ci sénat bi nga ñuy seetaan partout dans le monde France États-Unis Espagne Maroc Gambie Argentine fépp lépp fu Sénégal nekk suivre 4appuis ñu nuyu bu baax di la ziar comme ni ñu koy defee toujours rek tey ñu ngi waat fii Yoff seet si fi Balla Diouf coach ci équipe bu mag boobu ñu tuddee Jàmbaar Wrestling académique tey nag lu waral seet si bi mooy dafa am dem benn nouvelle bu ñu dégg si làmb mu dox ci diggante mu nekk combat Balla Gaye ak Boy Niang ficelé par Gaston tey nag ñëwoon fii si Balla Diouf bëgg waxtaan ak moom ci combat boobu mu joxe ci xalaatam condition yi mu taxawee parce que combat bi xaw na bette mu joxe ci xalaatam ñaari mbër tamit nekk ci contrat lu raal ci làmb signé waat beneen contrat encore ci kaw combat boobu mu jàngatal ngi loolu nan la ko gisee dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ngi ñu gis waxtaan. waaw asalaamaaleykum 4appuis encore une fois di leen nuyu di leen wax ni sunu collaboration ñun ñaar rafet na te boo xoolee boobu ba léegi daanaka doonu ma wax fenn fudul 4appuis parce que da ngeen maa tënk léegi wax na lu xew rek dañ ci war a mën a partager ba voilà di rafetlu rek encore une fois ñëw bi nga ñëwaat fii ci suma place seet si ma ñu war a waxtaanewaat làmb di wax ne nag làmb ubbi na làmb sàjj na comme niñ ko waxee tey defe naa ni bu yàgg ba léegi ñu ngi toog doon xaar làmb ubbi fëgg nañ bunt bu nekk yuuxu nañ fu nekk pour làmb ubbi làmb ubbi na nag vraiment mu am ay événements yi fi jaar yu ñu neex ay événements mbégte at ay événements yu ñu naqari yoo xam ne tey ñun rafetluwuñu ko tey lu toll ni arène nationale surtout vraiment tey man njortuma woon ni nit ñi am nañ attitude fekk lu rafet di ko yàq te damay dem ba foog ni yenn yi iñaan la wala soxor la parce que tey boo xoolee Sénégal stigmatisé nañ ñu fu nekk tey ñi ko def ba may xool image yi ay xale yu ndaw laa ci gisuma ci sax mag ay xale yu ndaw a ndaw war nañ seet di xool xale yooyu ban quartier lañ dëkk ci yenn environnement la ñuy évoluer parce que tey boo toogee dégg ñu naan mbëri daf ñuy naqari te mbëri defuñu dara ay ñoo xam ne bokkuñu ak dara ak làmb ay supporters lañ xaw ma fan si club ñoo xam ne ci koñ la ñuy nekk dégg réeru mbër topp ci ñëw esat ñëw di yàqal loo xam ne vraiment c'est un patrimoine national vraiment c'est désolant et dañ koy di dagg ay chaise di sànni c'est parce que ñooñu xamuñu valeur bi loolu noonu foofu mu nekk tey loolu tey dañ koy déplorer man dama koy déplorer ba pare j'appelle le CNG vraiment mu jël ay responsabilités parce que tey lu ñu mënti wax lu baax ci làmb ñu dal ci kaw CNG lu baaxul ci làmb ñu dal ci kaw CNG kon lii tey waxuma la sax CNG mais mbër yi seen boolu bopp ñoo war a mànkoo jug taxaw ci lii ba dootul am ci làmb parce que làmb sport bu noble la bu ñu koy wax nag mbër yi ngi jouer seen partition dëgg la mais tamit lii dañ ci war a taxaw monde làmb amateur yëpp dañ ci war a taxaw kit sax ñu def léegi ku amul 18 ans du dugg ci arène nationale ku amul 18 ans dañu war a trier parce que tey boo xoolee xale yi doon def loolu ay xale yoo xam ne amuñu benn conscience ay xale yu ndaw a ndaw ñoo xam ne ma riirandoo rek moo leen di yóbbu stade tey dañu war di segg ñiy dugg stade au moins de 18 ans waratoo dugg stade ku amul 18 ans waratul dugg stade parce que ku am 18 ans am na yoo xam ne du ko def waaw du dëgg ku amul 18 ans CNG war na ci xalaat bu baax ñuy segg ñuy duggee stade parce que tey waruñu bàyyi xale yi ndaw yi pipi yi para ku jóg rek ñu bàyyi la nga duggee stade làmb léegi dañ ko war di segg di xool ñu fay dugg au moins de 18 ans nga may ñu sunu làmb ku am 18 ans ñu bàyyi la nga dugg ok message mbëru Sénégal yëpp ni ñu jógee woon di kaas jógee woon dajaloo vraiment dem ci télé yi di wax pour ñu ubbi làmb ji pour mbër yi mën a bëre noonu la ñu war a dajaloowaat dem ci télé yi dem fa ñu demoon yëpp wax pour làmb ji bañ a yàqu du dëgg parce que lii nii dafa ñaawa dafa ñaaw trop ñaaw na trop ci gis-gis kon association mbëri at ñi jiite mbëri nañu defee woon ut pexe ba dem toog ay télé ba def ay conférence de presse di wax pour ñu dégg leen nañu wax ci lii tamit parce que lii moo ëpp solo loolu ñu doon def wax dëgg yàlla am na solo léegi Balla ñu ñëw ci combat bi combat bi Gaston taxawal démb Boy Niang ak Balla Gaye mu ñëkk benn phénomène bu bees ci làmb parce que loolu li ñu koy tàmm gis ci làmb bëriwul man maa ngi ko njëkk a gisee ci Modou Lo bi mu bëri ak Eumeu Sène mu ci woon contrat ak Balla Gaye mais boobu sax dina ba combat bi ba bëri combat boobu ba pare ñu soog koo fésal phénomène boobu lan nga ko gisee nekk ci contrat en même temps jàll benn contrat di sant yàlla bu baax a baax encore une fois di gërëm Gaston
vraiment ci ñëwaatam ci làmb et ci contribution am ci làmb du dëgg tey def na fi journée boo xam ne vraiment tey ñi namoon làmb ñëpp kontaan nañu vraiment làmb ja neexoon na trop 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 tey Gaston dëgg la il est le Don King de l'arène mais tey am na loo xam ne bu ci commencé nekk rek mun na yàq làmb ji parce que lii nii commencé nii mun na yàq làmb parce que tey boo xoolee war nañu mën a respecter mbër yi ñuy bëreel mbër yi signé contrat at ñoom war nañ leen mën a jox cër parce que tey ku mel ni Tapha Tine at Boy Niang am nañ contrat ku mel ni Balla Gaye at Bombardier am nañ contrat kon tey war nañ mën a respecter Tapha Tine war nañ mën a respecter Bombardier du dëgg jox leen cër lii kenn bañu ko tey bu ñu sañoon mbër yi am 5 ba 6 contrats signé ko ci saison bi loolu daf ñuy neex lu ñu gënal la mais mu nekk ci loo xam ne ci lu professionnel lay doon tant que ñi ngi ci contrat waruñu fësal beneen contrat du dëgg waruñu fësal beneen contrat parce que ñi ngi ci contrat war nañ tey respecter sénégalais yi du dëgg tey Balla Gaye dëgg la war na mën a am 10 contrat 10. lu tax nga ne waaw baal ma foofu rek mais lu tax nga ne par exemple lii nii nekkul respect pour Bombardier ak Tapha Tine. non mais parce que tey Bombardier dafa war a bëri at Balla Gaye du dëgg tey di war a bëri ak Balla Gaye ñu jëm ci bés dégg ni sa adversaire signé na beneen contrat du dëgg tey Gaston ci boppam waroon na jël même bu ko signé woon waroon nañ ko def dessous de table ñu signé li ñuy signé def li ñuy def bàyyi ñu àggali seen contrat bu seen contrat jàllee mu wóor na ni équité am na ci ñaari côté yëpp comprends nga mi ngi mel ni tey dañuy chargé benn mbër mi pour mu am plus de moyens mën a préparer plus combat am que les autres du dëgg avance lay jot. bu jotee avance tey da koy mën a may yeneen possibilité donc kon est-ce que adversaires yi ñi nga xam ne tey ñoom ñoo war a jàkkaarloo at ñi nga xam ne tey ñoo am ñaari combat ñetti combat est-ce que tey loolu du nekk benn choc psychologique boo xam ne tey mën na leen perturber seen combat parce que tey mbër mu préparé combat dem ba amatul xaalis di lijjanti gis ne adversaire am signé na yeneen ñaar ñetti combat mën na nekk benn comment dire benn choc boo xam ne tey mën na ko jàpp psychologiquement du dëgg tey mbër yi yéene nañ leen tey ñu def comme MMA signé ay 5 contrats 6 contrats ci saison bi mais tey step by step étape par étape du dëgg tey Sénégal ñëpp xam nañ ni Balla Gaye war na jàkkaarloog Bombardier Gaston mën na signé at Balla Gaye mais na doon jusque duñ ci communiquer duñ ci wax duñ ko fësal tant que combat ba la jàllul bu combat bay jàllee ci même jour bi bu leen neexee ñu xëy nag diw at diw ficelé nañ ko temps à temps la loolu je pense que moo gën a professionnel tey tey Gaston kenn mënu ko blâmer parce que dafa ñëw tey pour dimbaliwaat pour yeewaat làmb pour mën a vraiment mbëri am xaalis mbëri mën a nekkaat ca lañ nekkoon tey loolu kenn mënu ci blâmer Gaston mais c'est juste que dafa laaj organisation nañ ko organiser ba nga xam ne tey ba kenn du ci am frustration tey adversaires yi ñuy bëreel tamit ñu natal leen cër ba nga xam ne tey mën na leen bañ a mën na leen handicaper seen préparation combat. mais est-ce que yaakaaroon na MMA bi nii. am na influence ci cumul de contrat boobu. parce que boo xoolee Bombardier mi ngi amoon contrat ak Balla Gaye mais teewul mi ngi doon am ay contrat en MMA. mais boo xoolee mbëri ñoom seen bopp ay professionnel lañ ñoom amuñu problème yooyu du dëgg mais c'est juste que da ngay sóoraale opinion publique bi ñi nga xam ne tey ñoo bëgg làmb ñi nga xam ne tey ñoo bëgg Tapha Tine ñoo bëgg Bombardier ñoo bëgg keneen ak keneen du dëgg nañ leen di sóoraale parce que tey lii bu continuer beneen promoteur mun na ko def parce que lii promoteurs yi mun nañ ko def xeexukaay. mun nañ ko defee xeexukaay benn promoteur am xaalis bu bëri saison bi jot mu tënk mbër yëpp signaloo mbër yëpp ñetti combat yeneen promoteurs yi kon duñ mën a tëgg tey Gaston xëy na tey yàlla dimbali nañu ba Gaston ñëwaat ci làmb tey dimbali nañu tey ba saison bi ubbi waat ba mbër yi mën a bëre mais naa la wax benn affaire tey imaginez saison bi ubbi Gaston jël mbër yëpp signaloo leen ku nekk ñaari combat ñetti combat donc yeneen promoteurs yi ban chance la ñuy am. donc tey lii war nañ ko xoolaat du dëgg lu baax la nekkul lu bon mais war nañ ko gën a mën a organiser waat buñ ko organiser ba nga xam ne tey lu ci nekk mën na am te du gàllankoor kenn rek du am problème parce que ñëpp defar làmb moo leen tax a jóg ñëpp développer làmb moo leen tax a jóg ñëpp tey jeunes yi nekk ci làmb bëri moo leen tax a jóg mais dañ ko war a organiser. dañ ko war a organiser ok mais su nekkul li ñu wax ne làmb business la loolu mooy commencé feeñ ñi. mais làmb ba mu nekkee business du tey bëri dóor moo business la làmb du business. parce que làmb dafa am bëri simple. waaw bëri simple du business tradition la mais bëri dóor ba mu nekkee bëri dóor si at ba mu ko nekkee ba léegi nii business la mës a nekk
parce que da ngay signer contrat dem préparer ji ñëw pour dóorante loolu business la mës a nekk xëy na nag am na ñu ñëw gën ko fësal mais làmb business la léegi nag business bi dafa gën a salte business bi mën na gën a set mais instant yi nii setagul dafa salte parce que niñ koy defee nii dafa xaw a doy waar ah. c'est pas méthodique c'est pas professionnel. af jaayante doole la quoi. maa fi ëpp doole maay jël mbër yëpp affaire bi loolu la quoi. keneen tamit bu subaa bu keneen amee doole ñëw bëgg a def lii ñeneen ñi siisu. mun na indi ay problème ci kanam. xëy na instant yi arrangé na mbër yi. arrangé na ñiy jël ñaari combat ñetti combat arrangé na làmb parce que làmb dafa tëjoon bay dooru ubbi mais bu ñu demee ba ci kanam lan la mën a jur. yooyu tamit war nañ ci poser ay questions lan la mën a jur ci kanam buñ ko organiser wul. gën a organiser waat làmb ñu gën a vigilant gën a vigilant surtout le président maa ngi koy woo tey gis nañ jéego yi ñuy def yëpp ah ci première journée bi gis nañ vraiment tolérance bi arbitrage bi am ak professionnalisme bu arbitrage bi am gis nañu vraiment effort yi ñu def yëpp at seen i projets yi ñu teg pour làmb ca kanam vraiment ñu ngi koy encourager ñu leen di woowaat tamit ñu gën a vigilant parce que lii bu continuer dinañ dem ba jàppal bàyyil rek lay mujjee te làmb war na gën a mën a professionnel tey boo xoolee sport européen ñëpp dañ ko professionnalisme tellement que ku ci dugg rek di nga xam li la ci war ak li la ci warul làmb nag amagul loolu làmb wax dëgg yàlla buñ ko seetaanee nii ñu jël promoteurs yi def leen privé kuuti sa xaalis ñëw mën nga tëgg tey xëy na tey yàlla def na Gaston am na possibilité signaloo mbëri ñetti combat mais tey beneen promoteur bu jógee am possibilité boobu tey kon mun nañu wax ni mun na am beneen tiraillement buy judd ci làmb parce que tey boo bañee sa saison yàqu mun nga jël xool mbër yi gën a xew ci jamono ku ci nekk nga jox ko ñetti avance bu ko defee yeneen promoteurs yi dañuy leese wu donc yooyu tam aspect yooyu tam war nañ ko xool lu baax la mais en même temps tamit lu mën a gàllankoor làmb la